jërë ngeen jëfati ci seen ànd ak télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru marax mi ponk yi ca gën a fës waaye wi askan wi nag ña ngay dànkaafu concertu casserole baak klaxon ya ëllëg daañu delloo buum ca boy boy ga bi yoon nag ci fanweeri simili nee nañ ci la ñu koy def janoon tey ak taskatu xabaar yi doxu ñaxtu bi ñu namoon amal nag tey ci ngoon dañu ko mujj dàq test de liste ba Ousmane Sonko jiite ko nag ña ngay xamle ni woteek législative yi nag dara mënu koo tee am ña ngay dànkaafu parti bi ci ñi far ak nguur gi. beneen ponk ci biir xibaar yi muy askanu nag commune bu Nabadji Civol ca boori Matam la ñoom nag mer nañu lool ba mu jaral leen sax nag ñu daal di def ab manifester ñu ne nag diggee ya fa njiitu réew mi defoon ba nëgë ni furaas askan woowu ne ngir ñu yegg sax nag ca tool ya ñuy bay ay jafe-jafe képp la ndax fa ñu dëkkee làkku na dañuy faral nag di jël gaal yu ndaw yi te loolu yëpp nag dara wóoru ci dinañ wax itamit ci liggéey ba ñu doon def fële ca Langue de Barbarie ngir nag géej ga bañ a nangooti kër ya liggéey ba noppi na jëriñ ji di Omar Gueye nag ma nga woon foofu kon mu mel ni askan wa yeewoo ca Guet Ndar goxu Mbàcc jàpp Santhie ba seen xel nag mën naa dal dinañ wax tamit ci leneen muy tabaski bi ñuy waajal xam ngeen ni li ci des bés bariwul moo waral nag ñu doxantu dem yenn ci magasin yi ni ñu koy faral di seetloo muy bari lool ay doomi aadama ci jamonoy tabaski waaye la ñu fa gën a yóbbu dëgg bokk na ci caméra de surveillance yooyu ñuy faral nag di teg ñoom jaaykat ya ne lii dafa doon loo xamante ne kenn waru koo ñàkk nag ndax sàcc seeg sàmba boo yeeg dajji magasin yi war naa tax ku ko amul ku ne nag jéem koo wut ci mbokk yi ponk yaa ngi nii bu ngeen taaxirloo tuuti ñu faram fàccee xibaar yi. daleen ak jàmm ci xibaaru marax mi niñ ko waxee woon ci ndoxteel li nag waaye Yewwi Askan Wi ña ngay yëglu concertu casserole baak klaxon ya ëllëg nag daanu ko ca delloo nee nañ bi yoon nag ci fanweeri simili ci la ñu koy def janoon nañu tey ak taskatu xabaar yi xam ngeen ni ñu namoon a amal tey ci ngoon ab doxub ñaxtu ñu ne nag mujj nañu koo ba te Ousmane Sonko mi jiite tête liste bu Yewwi Askan Wi ma ngay xamle nag ni législative yi dara mënu koo tee am te nag ñi far ak nguur gi ba yaboo xam ñu xam ne rek nag ci daanu la ñu jëm leeral yeeg Abi Faye Thierno Laurent Mendy. station ga naroon am tey ci réew mi Yewwi Askan Wi dàkk na li ni mel gannaaw ab déggoo ki waxtaan ci seen biir ñoom leader yi la ñu jàpp ne moo di lii des nañ koy ajandi ba jimmi jamono. demuñ defatuñu marche dañ koy bàyyi dañuy reporter marche bi ndax contexte bii nga xam ne moom laa wax te nga xam ne moo nekk ci réew mi donc la marche du 29 dañ koy reporter ba beneen date bu gën a favorable boo xam ne ñii ñu waxal ñëpp. wax na ñoom ñun parce que dañ koo ànd. Ousmane Sonko may tête de liste nationale bi wax ne élection moom day am fanweeri fan ak benn ci weeru juillet waral na itam muy woo ñii di ay ñoñam ngir rek ñu woote ngir mën a gagné nguur gi. waaye bëggul ñu ne li tax élection bi amul ci moom la jóge waaye du jóge ci ñun de le 31 juillet élection day am. te bu soobee yàlla le 31 juillet Macky Sall perte assemblée nationale. na mu génne ca kaso gi moom mandataire bu Yewwi Askan Wi dikkaat ca anam ba mu dundee ca foofu moom Déthié Fall ñaawlu na bu baax anam ba ñu ko jàppee mu ne sax amul lenn lu koy firi. d'ailleurs maa ngi am benn góom fa laa ko jëlee moo tax may soox un peu ñooy fubalandoo. donc bi MDL bi ñëwee dama ne ko fayal clim yi ubbil fenêtre yi bu ko defee ma jël ci chaleur yi jël ci yooyu préparer fi ma jëm parce que je savais qu'il allait me transférer. moo tax sama yaram bi yëpp gis ngeen ay matt tatu yoo la parce que dama dem prisonniers yi mën leen bàyyi leen yooyu jël seen asaka ba mu doyal bu ko defee dootuñu ma matt dañu may giiw rek. Yewwi Askan Wi ci seen bopp ne concert casserole beeg klaxon yi ci alxames gi des nañ koy dàbbali bi la yoon nag fanweeri minute la ñu wootee. ba nga xam ne ku tollu Nouakchott sax da ngay dégg muy riir. président Sonko wax rek ñun ñëpp moom la ñu wax. bu tënkalee li mu wax loolu la ñu wax. ma nga seen manifester boobu nag ñu dàq ñoom waaye Yewwi Askan Wi Maodo Malick Mbaye nag mi ngi koy rafetlu bu baax a baax ndax jàpp na ni lii kat bokk na sax nag ci liy sabab jàmm naka noonu it mu gis ne fii ci Sénégal wax dëgg dëkk bu am yoon la itam askan wi am na nag wax dëgg lu ñuy séntu ci waay politique yi ñu teewlu ay kàddoom Cheikh Diop ak Youssou Baro ñoo ko taataan. Salue la décision sage des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Pour moi, une décision sage et responsable
mais également qui restaure l'état de droit, parce que je pense que c'est salutaire également de voir que l'état du Sénégal a été, je parle de l'état qui a été inflexible sur l'application des lois de ce pays. Donc man damay rafetlu bu baax sax décision bi nga xamante ni leaderu Yewwi Askan Wi jël nañ ko xam ni que xët-xët kenn du ci réglé dara ñu jël décision jëloon amoon ay position yu ñu amoon ñu gis bi marché ni mu indee problème ak fitna ak ñi ci faatu ñu jóge ci am ci taxawaay bi nga xamante ni tey ñu ne li ñu jàppoon bàyyi nañ ko dañuy dem ci élection yi dañuy bàyyi nañu marché te dinañ dem ci élection yi je pense que loolu dama koy rafetlu mais damay rafetlu aussi position wu état parce que xam nga état moom moo war a fexe ba ñuy respecter loi ba ñuy teg maanaam aar nit ñi et gis nañ ni que taxawaay boobu quand même état du Sénégal am na ko donc dafa mel ni yëf yi dafa delluwaat fi mu war a delloo état wane na boppam wane na ni que lépp dafa war a aw yoon mais en face aussi am nañu opposition bi nga xamante ni xëy na dégg nañu njort naa ni nag am na ñu bari ñu leen ñaan. ñun ñi politique fu ñu munti far dañu war a xoolaat suñu bopp. ñun mënuñu mel ni mathématique maanaam boo bokkee ci nguur état bi baaxul justice bi état bi baax na justice bi baax na boo demee opposition nga ni pour justice bi pour au pouvoir bi la wala ñi ngi bëgg a fàttali nit ñi te moomu ñaan aussi. ak lu mën a xew askanu Colobane moom sant la ñu def ci mbir mi ndax saa yu manifesté amee ñaare ñoom ñoo cee gën a loru lawatina ak ñooñee fa nekk nag di daan seen doole ña yeewoo ca boor yooyu it naka noonu ñu leen di la jël saa su manifesté amee kon mu mel ni loraange yi sax nag foofee lay ëppee Mariam Ndiaye ak Youssou Baro xëy nañu doxantu fa. fomm gi waa Yewwi Askan Wi fomm seenub doxu ñaxtu bi ñu naroon a amal tey ndax li mu jànkonteel ak jamonoy examen ak tabaski dalal na xelu jaaykatu xar yi ñu fekk ci wetu place de la nation. suñu xel dal na instant bi kay jàmm kay ak policiers yi tamit lu ñëw taxaw ni suñu xel gën na dal waaw ba ñu yeewoo tey fii yëpp dañ ko baare woon ñaa ngi gis fële yëpp parce que dañ naroon jël xar yëpp dugal ko yóbbu. jaaykati ndekki bi moom it Colobane la dëkk manifestation su amee fii ci place de la nation dafay faral di yàq liggéeyam ci ay kàddoom. lu bëree bëri nag ndax daf ñuy gàllankoor si wàllu yëpp maanaam boo waroon dem am doo am boo waroon génn dox say soxla doo ko dox ndax boo xoolee manifestation bii passé rek sonn nañ si ndax suñu jumaa ji dañoo sëlmal rek gars yi doo lacrymogène kon bu ñu soñoon nag ñu jëlee ko fi tuxal ko beneen barab boo xamante ne fa lay gars yi di dajee nga xamante ne ñun duñ si sonn. waa ji moom it Colobane la dëkk li ko metti mooy yàq-yàq yi am ci koñam bu manifestation amee moom it jàpp na ne lii tooy si ñoom ñi dëkk ci gox bi lay gën a tooy. Sénégal Colobane moo fi gën a sonn ndax nattu bi yàlla teg place de l'Obélisque suñu biir quartier du pouvoir du opposition moo tax ñuy wax dañuy wax en tant que Colobane waa suñu taabalu yaay la ñuy taal lacrymogène bi ñun ñoo koy nooy Colobane nañu xam ne du place de la nation marché bi ak garage bi Colobane ay nit ñoo fi dëkkuwaay la. fo mi doxi ñaxtu bii coalition Yewwi Askan Wi naroon a amal ñi dëkk Colobane rafetlu nañ ko dëkkuwaay wa nag takk der yi waroon nañ ko ndomb waaye ràññeeku woon nañu lool ci yoon yi gën a mag ci Ndakaaru. ñun nag en tant que jeune li ñuy wax mooy ku bëgg manifester place de la nation mi ngi nee taxaw ku ñeme li ngay def bu demal nga manifester bu am détenu kiiwee rek jàmbaarloo la nga jàmbaarloo ak ñoom. ma nga ñuy jéggalu tuuti rek ci dog-dog googee limu nag ña faatu woon ca gaal ba lakkoon ca île ba féete ci commune bu Kafountine nag lim nga yokk na fi mu ne ñu ngi ci fukk ak juróom téeméer yoo xamante ni ñoom ñoo ca jot rëcc mooy nag bilan bu mujj bu ñu sukkandikoo ca maire ba yeewoo ca boor yooyu nag li mu xamle rek mooy dafa mel ni kon yaakaar tas na ñu ànd ceeg Boubacar Dias yeeg Lamine Mandian. ca bërëb bii mel ni tefes ci la candidat yi bëggoon def immigration clandestine wuti Espagne daawoon daje bés bu nekk diggante téeméer ak juróom fukk ak ñaar téeméeri migrant ñoo jël départ fii bés yi ñu génn jaar ci yoon yi ndox yu ñuy gis nii ngir mën a daje ci ab àll bu wéet ci gannaaw yi les paludiers ñenn si ñoom jot nañu faa def lu mat fukki fan ak juróom-ñett laata ñoo dugg ci gaal gi bi ñu ciy ñàkk seeni bakkan. ki ñu yóbbu fii la ñu jëlee fii ci Kafountine gannaaw bu ñu fi defee fanweeri fan après mu yóbbu ñu ci benn île bu nekk fële ci àll bu sore bi foofu nag def nañ fa fukki fan ak juróom-ñett.
gaalo ñu kono bara accident mol soto damundo na gaalo ko mat nañu gën kaa néew ñaari téeméeri doomu aadama yu nekkoon ci biir gaal gi waaye suñu gaal lu mu takkee daal dañu taaloon ab taal ngir togg reer safara si nag moo jaxasoo ak huile bi nekk ci kaw ndox bi si la gaal gi tàkk ñun Bissau Guinée yi ñeent lañu woon te ka ne ku ne 450 000 francs CFA la fay. ndel moo naani ndel bi jàng nda joo 450 000 francs CFA moo mooy woole joono ndaxte fii ci Kassel lañu wàccee fukkeelu koor bi ak juróom ci teewaay ay forces de défense et de sécurité muy gendarmerie sapeur pompier marine nationale waaye kilifa yu nekk ci commune bi. bi ñu wàccee néew bi ba noppi si la ñu dugaat Sénégal ci saa si ngir wuti ñeneen ñi waaye it ak moyens yu ñu am. am na ñoo xam ne aussi dañoo daw dugg ci mangrove yi ci àll mangrove yi alors ay nit la ñoo xam ne leer na ma ne xamuñu fii donc il faudrait que ñu jàpp si pour xool nan la ñuy def même bu dee peut-être sax benn hélicoptère wala drone. pour mu dem wër ñi nga xam ne ñi ngi dugg ci mangrove yi pour ñu génnee leen. bokk na ci migrants clandestins yi fi jël départ ñu nekk ci seen yoon wu njëkk waaye it am na ñoo xamante ni ñu ngi ci seen ñetteel wala sax mu ëpp ko. ma ngoog ñooñu ngeen di gis noonu nag mooy ñi jot rëcc kon ca gaal googu lakk rek ca commune bu Kafountine. ñu wax ci askanuk Nabadji Civol ca boori Matam la ñoom nag dañoo mer lool ba mu jaral leen sax nag ñuy manifester li ko waral nag bokk na ci diggé yu ñu ne njiitu réew ma da ko faa def ba noppi furaas muy nag gox bu làkk lool tey bu ñu bëggee jotee ci seen tool yi rek faaw ñu àbb ab gaal te dara wóoru ca ña nga yëglu nag ñu nekk rek ci jamono joo xamante ni dañuy waajal bu baax a baax kon mbay mi Ali Bandel Niang élage li la ñu fekk ji ca Matam. askan bu mere lool njiitu réew mi ñoo doon dajeek taskatu xabaar yi askan wi bokk ca Cubuleel ak ca Nabadji kat di exiger ab pont ngir ñu génn ci seen enclavement bi nee nañu mënatuñu ak dige yi ngi leen yàgg a dig te duñu gis dara gannaaw sax dem ak dikk bi leen jafe jamono yi nawet nga xam ni dañoo soobu ci ab campagne agricole askan woowule ay gaalu locco kott lañu am ngir kon ñu dem ca toolu ceeb ya. alliance bu yàgg ba nga xam ne président de la république ci boppam moo ñu ko digoon depuis 2016 yónni na fi ay ndaw ngir ñu ñëw fii gis askan bi ne leen ne ñun danaa bokk ci programme bu nga xam ne moom lañ tuddee zéro bac maanaam danaa war a def fii benn pont ci diggante Cubuleel ak Nabadji depuis boobu nag ba tey gisuñu dara maanaam toolu ceeb bi nga xam ne ci ay hectares toll na ci 527 hectares te buñ ko xaymaa ci koppar dina dem ba 5 milliards te ñoo ngi ko def ci ginnaaw dex ba dëkk yu ma limoon ci njalbeen ñoom ñoo fa war a dem ak seeni askan seeni doom seeni njaboot dem bàyyi ko waaye booy def infrastructure bu mel noonu wala ngay aménager toolu ceeb bu tollu noonu te xalaatoo yoon bu askan bi war a jaar pour dem bay tool boobu ana ban njëriñ la am. ci waxtu bi ñuy dëgmal élection législative yi ñu jàpp ci njeextalu weerub juillet askan wi bokk ci commune bu mag bi di Nabadji Civol kat ñu ngi tëkku bu baax a baax. fii am na ñu bëri dañ naan titre foncier la président de la république. fii du titre foncier réew kenn ñun waa Fouta ñoo ko moom. lenn dañ koy yëgal président de la république. Fouta sunu titre foncier la ñun. du titre foncier wu kenn surtout maa ko nga xam ne nag daf ñuy dig dootu ko def. foofu nañu yam ndax junj doy na baram xel. mu nuroog ab dernier avertissement bi ñuy jagleel waa nguur gi askanu Cubuleel ak Nabadji ak bokki sabundukat nee nañu ñu ngi xaar bu baax a baax dellu sib seen maire mi ñu jàpp ci fan yi ñu dëgmal ci. Ali Bandel ñaa ñii moom seen xel xëy na mën naa dal muy askanug Guet Ndar gox mbàcc jàpp Santhiaba ca diwaanug Ndar jëwriñ ji di Oumar Gueye ma nga woon foofu nag ngir seeti ji liggéey boobu ñu doon def te mu jëm nag ci fexe ba géej gi dootu nangu kon kër yi mu mel ni liggéey ba noppi na jëwriñ ji nag teg na ci seeti fa ñu war a dëkkal ña lorule ca goxu mbàcc Guet Ndar ak Santhiaba lu toll ci juróomi téeméer ci dëkkuwaay Ousseynou Diop. lépp jëm ci wàllu collectivité territoriale développement ak aménagement des territoires di Oumar Gueye ñëwoon ci diwaan Ndar géej nemmeeku itam liggéey bi nga xamante ni def nañ ko ngir nag mën a taxawal géej gi nga xamante ni ay jamono daan song këru doomu Ndar yi loolee nag ñu ni jamono jile liggéey ba daan na yemb ñu dugal ci lu toll ci fukk ci ay milliards moom Oumar Gueye sax xam ne ni du yàgg njiitu réew mi dina ñëw ci diwaan bi ngir mën ko inauguré. ñëw naa fi xool gis naa ni mu mel wax dëgg yàlla am nañ sax surprise parce que bi ñu ñëwee gis li ñuy récupérer ci plage bi bare bu mucc ayib gis nañu ni ñi napp ñi ngi teg seen gaal à côté gis nañu ni plage bi set na rafet na wax dëgg yàlla loolu am nañ ci mbégte.
ñu nemmeeku itam bërëb yi nga xamante ni ñi am jafe-jafe ci wàllu géej gi fa la leen yóbbu lu toll ci 2 téeméer ci ay kër nag yóbbu nañ ko foofee ca Jugop li ñu bëgg nag mooy ñi am jafe-jafe ci wàllu wu nu mel ñoom ñëpp ñu yóbbu leen ci bërëb bu nu mel. xal leen ay kër yu mucc ay fii ci Jugop lu war a mat 2 téeméeri kër yoo xam ni yu mucc ayib lay doon yenn yi R+1 lay doon yeneen yi doon yéen ay kër yu mucc ayib te li ci am solo ci projet bi mooy kenn du fay dara loolu laaj naa ko ñaari yoon directeur général bu ADM mu ne ma waaw monsieur le ministre wax dëgg yàlla li président Macky Sall def mooy nañ leen jox kër yi clé en main loolu. liggéey bi nga xamante ni jëm na ci wàllu taxawal digue de protection bi fukki milliards lañ ci dugal ngir ñam jafe-jafe itam ñu yóbbu leen ci beneen bërëb ñeent fukki milliards ak juróom lañ ci dugal muy koppar yoo xamante ni état bu Sénégal ak réewum France ñoo ko gàlloo. Ousseynou Diop ñuy waajal tabaski bi télévision Futurs Médias nag def ak taxaw seetlu tuuti ci magasin yi ci jamono ji nag ku ne xam ni nit ñi dañu koy faral di wutali ndax njënd maak njaay ma jàppees ni ci la gën a dox waaye leneen la ñu yërit bokk na ci caméra de surveillance yooyu ñenn ci commerçant yi di wax nag ni képp ko yor magasin mbaa sax barab waroo koo ñàkk ndax dañuy sàcc dañuy dajji di def neneen naka sudul noonu kon lii lu jara am la Cheikh Diop Youssou Baro doxantu ba ca jaba bu Colobane. ci magasin bu ni mel lu ëpp juróom-ñetti caméra de surveillance moom lañ fi def mu mel ni nag lu ni mel dina mën a tax lépp lu ñeel wàllu kaaraange gi ñu gën ko càmm. caméra de surveillance moom li muy jëriñ mooy comme bitig yi yenn saa yi da ngay gis ay nit ñoo xam dañuy dugg di jël loo xam ne bii bokkut mi sàcc daal maanaam loolu mooy waral nag daanaka dañ koy surveiller bu baax di xool et puis yenn saa yi nga am loo xam ne bi loolu a passé la nga war a taxoon nga retiré waat pour xool ko mu nekk loo xam daal vraiment am na njëriñ bu baax a baax. ñu amalaat beneen ab magasin boo xamante ni lu ni mel lañ fi daal di seetlu moom Maysa Gueye di ñu nettali lenn ci loo xamante ni nag mës na koo dund te caméra de surveillance yi taxoon mu am ci aw firnde. am na kuñ si mosoon jàpp mais tey biñ ko fi jàppee moom dafa gaaw waddal affaire bi si sens léegi bi mu waddalee affaire bi mun a jëluma daal di incité mais tey ji caméra yi mooy indi preuve boobu ne wane ne kii dafa jëloon bu kii ndax tey su amutoon caméra mu taxaw ne jëluma loolu daanaka firnde du mën a am. moom mi lee ci li nga xam ne moom moo di portable am itam day rek daal di superviser bépp magasin boo xamante ni daal na koy am. lii ëpp solo mooy si téléphone bi lañ koy xoolee ndax man mii di wax ak yow fépp fu ma mënta nekk rek mën naa dugg am accès si sama caméra yi boutique bu ma bëgg a xool mën naa ko xool si par caméra yi. ay fan sënkam des ci li nga xam ne nag moom moo di tabaski bi nag lu mel ni magasin yi nag nit ñi dañ fay fees dell. sama mbokku jaaykat yi moom kenn ku ci ne na nga ko def. parce que ba dara passé nga mën ko arriéraat xool ko kooku vraiment njëriñ la dafa am njëriñ trop. maa ngi ñaan sama mbokk bépp commerçant même ba sa kër sax soo mënee am accès di ko defal waaw peut-être nag ñi ngi naan caméra loolu tamit doon na loo xamante ne war nañ ñu si ginde ndax ñi ngi naan caméra balaa nga koy monter da nga war a am autorisation am na ñoo xam ne ñi ngi koy monter te xamuñu ne loolu dafa war a am autorisation. ak caméra de surveillance bi nag mënees naa tax ki nga xam ne moom moo ko daal di samp mën a mucc ci yenn ci yoo xamante ni nag dañ koy nemmeeku ci la jamono bokk na ci càcc cambriolage infraction wala bokk agression. ñu koy jaajëfal Cheikh Diop yamba ji lëmbe nag jot na sëngëm ñu waxtaan ak gone yi ngir ñu xam loraange yi ci ne Moussa Diagne préfet bu Thiès moo yëkkati yooyee kàddu tey mu teewe nag ci bi ñuy lakk rek yamba ju ñu teg loxo ca bori Thiès takk der ya def liggéey bu am solo boobu xayma nañu ko ci 4 tonnes yu teg 2 téeméeri kilogramme ak juróom-ñetti fukk Cheikh Anta Diop. ci 4 tonnes sinébar di chanvre indien di yamba ak 4 fukki kilo ak benn lu jëm ci ay faux médicaments ay garab yu baaxul ak 2 fukki millions ak ñeent ci wàllu faux billets loolee la ñu taal tey jii fii ci Thiès ànd ceeg préfet bu diwaan bi ak commissaire police bu brigade régionale des stupéfiants mu xamal ne lii de lëkkaloo bu yaatu la ñu def ngir mën a teg loxo ñi nga xamante ñoo doon def ñaawteef gi. nu mu taxawee dafa am ay unité de lutte yu nekk ci département yi. tey drogue bu ñu lakk. bu si gën a bari mooy chanvre indien bu ñu naan sinébar en wolof. lakk nañ lu toll nii 4 tonnes 280 kilogrammes de chanvre indien sinébar. préfet bu Thiès gis ne mbir mi de daa gën a yokk fii ci réew mi teyit askan wi war nañ cee dugal seen loxo ngir xeex ni ñuy jëfandikoo wàllu drogue fii ci réew mi. mooy gën a defaruwaat rek gën a ubbi bët yi gën a ubbi nopp yi alors pour man di traquer di topp ñi nga xam ni. évidemment ñoom ñoo nekk ci liggéey bu bon bi alors bañ a tàyyi bañ a nelaw réew ay ndawam ñoo ko yor donc ndaw ñooñu dañoo am pour sàmm leen dañoo am pour protéger leen
parce que buñ ko defulee alors penc mi dina sooxe famille dina sooxe te dëkk boo xam ne ni penc mi sooxe na ay ndawam daanaka dañoo katakay ni kon foofu liggéey du fa mën a am. drogue boo xamante ne saaw na ci réew mi ba tax na préfet bi na askan wi ñëpp war nañoo jóg gën a ñaax ndaw ñi ngir ñu bañ di jëfandikoo lii ñuy wax yàmba ndaxte lii bu yokkoo ndaw ñi duñu mus a amal njariñ seen réew. Cheikh Anta Diop cant ak ngërëm ñeel na la lu jëm nag ci kon fas yi di rawante dañoo taxaw nag daal ngir gën a liggéey bi gën a ñoŋ fii ci Sénégal moo waral nag jëwriñ ji ñu gàll wàllug kon càmm gi ak ki yore tàggat yaram ñu booloo nag ak ñi yëngu ci mbooleem rawante fas di acteurs yi nag lëlup ñetti fan ci la ñu daal di sóobu li ñu bëgg nag mooy indi saafara ci jafe-jafe yooyu benn bi mooy rek kon lii fas yi di dundee li ñu leen di xontee maanaam ñu xoolaat ko bu baax ndax dafa war a doon xontu mu jaar yoon Cheikh Sadibou Diarra Hamadou Ba. diiru ñetti fan ñii di yëngu ci wàllum fasu course ñu ngi ci ndaje soxal lekku fas yi fii ci Sénégal borom fas dawalkat ba ci vétérinaire yi am yéene gis ay doxalin ñeel yokkute ci wàllu wi. tey dañ doon waxtaane li nga xam ne mooy lekku fas li nga xam ne moom moo koy defar li nga xam ne mooy aar wér-gu-yaramam donc maanaam ñu li nga xam ne daal produit yu bees ak nuñ ko defaraatee ba nga xam ne fas dina gën a mën a am wér-gu-yaram ñu gën a mën a jëriñ askan wi. ci lu ñu jàppagum moo di fexe ba coppite am ci lekku fas yi. sur l'alimentation du cheval nga xam ne fii ci Sénégal benn type aliment la ñuy utiliser pour fas yi yëpp fasu sport. fasu charrette poulain yi jument yi élevage yi te ci français ñu ngi koy waxee hérésie fas mënul am benn type d'alimentation pour ay activités diverses actuellement ñu ngi ci développement Equilux via suñu partenaire Cavalor di expliquer lu ñuy utiliser suñu aliment te nga xam ne ñu mën ko exporter à l'international. course hippique équitation di gën a neex sénégalais yu bëri séminaire bii di jeex aljuma war leen dimbali ci ni ñuy yokkee performance yu fas yi. mangook mooy solo si ñu koy jaajëfal Cheikh Sadibou Diarra mbokk yi nit sant nañu leen gërëm leen yéen ñoo ñu fare woon ci machine bi ak ñiy jàpp ci xibaar yi mu sotti léegi ci kanam xibaar yi ci nasaraan daa ngeen ci ànd ak Chérif Diop. opérationnel bu suivi bu plan Sénégal émergent ànd ak ministère bi ñu dénk wàllu développement industriel ak PMI lëngoo ci coopération belge ENABEL ñooy amal lancement wu bëccëg yi ñu jagleel fësal njëriñu centre agropole di ay tool yu mucc ayib yu ñuy bayee li doomi aadama bi di dundee fan lay amee ci complexe cœur